lu ma neexul si yow yaa ngi mel ni ku bu nekkul waxkat te waxkat nga dama bëgg rek nag waaw baat bi gën a jóg si kaw waaw parce que tey bi ati easy lay teewlom le from surwatu mo ne ko kan mooy Aïssatou Mané laa bëgg mu wax ma ba léegi Aïssatou Mané dëgg la Serekunda la juddoo fan la demee school naka la spendee school life am dëgg la Aïssatou Mané mu ngi toog suñ kanam di yaru léegi sometimes nga gis ko mu read news génna waaye loolu rek du Aïssatou Mané te dëgg na ko bëggoon grown soup la nag time school ak ebe ba léegi kan mooy Aïssatou Mané léegi nga xam Aïssatou Mané she's very simple she's not as noisy as E-boy or Chare. She's just Aïssatou Mané. Fan la Aïssatou Mané demee school life am naka la woon. Suma high school bi maa ngi ko defee SOS. Haman Mayna then suma junior school bi maa ngi ko defee St. Teresa's. Suma primary school bi maa ngi ko defee Sanchaba. Okay, and after school? After school, JRTS. Yeah, foofu la bëgg a waxtaanee because maa ngi toog maa ngi gis gars ñu ngi maaj ok. Caare kii ay kii kat ma ne waaw fekk maa ngi am malaria maa ngi toog caméra di bi si bunta bi ma gis ñu line up buy romb ma ne waaw ñii moom ñii ñale ñii nees nañ bi ndekete Aïssatou Mané mu fa Caare mu fa Aïssatou Mané sa first time nga ñëw JRTS nan nga filoon boy bu ma ko laajte yow xam nga first time ma ñëw JRTS yow loo ma def soo bu ma ko laajte first time la def Saturday la woon ok sorry moom xam na fu ma waxee soo jarul ñu demee foofu noonu nañ bàyyi boobu rek waaye xam nga JRTS is an institution bi nga xamante ne soo fa ñëwee just expected unexpected xam nga because virtually ñun biñ fi doon ñëw you just expecting xam nga to come and work at JRTS but loo dee foog si liggéey JRTS ak loo dee fekk sa kanam they are completely different things man I say JRTS it's a learning institution on its own so JRTS moom it's a never ending learning process daal every day da nga jàngalo es and we are still learning so mu ngi mel ni soo nekkee si biir noo ko la gisee ak soo nekkee si biir so utee daal ok boo nekkoon si biir yow na nga ko lan gisee da nga gis ñoom Lamine maa nga di feeñ télé ñoom Fat Sané ñoom Haruna Dramé think it's something very easy it's just all about ñëw fii sanse toog si télé bi wax nga the popularity and everything so soo ko jëlee in that aspect soo ñëwee fii da nga yéemu because soo ñëwee it's a completely different thing nga loo foog ak looy fekk fii non they are not the same so but in a good way nga because loo musuta xam daf la dee aida si lu bëree moo tax ma ne c'est never ending learning process ok boo ñëwee fii la moo la njëkk a tiital lu nga ne waaw lii musuma ko expect fii just waaw lu ndew rek parce que xam naa bëri na waaye at least nga jox ma benn rek yaa okay like first time nga war a dem coverage on your own war a ñëw binda sa story bi it was very daunting because bala nga koo miin it's really hard like really hard because the coverage ground you are on your own. You take decisions on the spot. You have to do what you have to do on the ground. You decide what angle you want your story to be. You so you bindal sa the story. The only thing script editors say, okay, notwithstanding, they am ñoo xamne dañ la dimbalé. Am nañ fi ay mentors yo xamantene they are always there depuis bi ñëwé ñom Francis, ñom Baboucar Senghor, ñom Famara Fofana, ñom Balde. So da nga gis ne it's not as hard but still ñoom tamit dañ la dee teete waaye xam nga foog nga bàyyi xale bi tamit mu doxal boppam su daanu mu xam ne daanu na waaw mu jógaat so even though they are there to coach you why you still have to learn on your own because ñoom tamit dañ la dee push so that talent in you can come out so according buñ doon ni ñoo def ko sa waxtaan bi ñu understand ne yow reporter nga starté bi nga ñëwee JRTS and then ñuy dem ba si kanam from a reporter yàggut ñu gis la ngay ok xaw naa yàgga sax laay wax ñu gis la ngay read news and all that waaye si diggante bi lan nga like am na yoo xam ne yaa ngi ko def si diggante bi balaa ngaa nekk si news def bi ak first time ñu ne la dangaa read news how was it okay you have to be a journalist, you have to be a reporter, you have to be an editor, you have to be so many things yow xam nga so moo tax ma ne there are so many nitty-gritties yi nga xamante ne dañ ko dee boole together nga ñëw am benn reporter bi waaye at the end of the day it's a long process because soo ñëwee JRTS for example bala ngaa voice
loo dee jàng bala nga voice that alone process la soo demee ba start voice loolu tam beneen experience la xam nga soo demee ba start feeñ tele it's another experience so every level every step dafa am experience as for the first day nga ne ma read news that was a very 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 I don't know how to say it I cannot describe it in a sense it was not expected yeah I could remember dama ñëwoon liggéey that day and I was here since morning ma nekkoon fii ma demoon coverage ma ñëw so boori 6 I think yeah after 6 6:15 yooyu noonu Adi Fati génn si office moom mooy woon head of news mu ne ma ne Aïssatou Mané Fatoumatta Ndour ne ko di ñëw tey so I want you to go and read the news hanga so when he said it I was actually like okay maybe he was just kidding hanga because he makes fun with everybody or something like that I said to myself no maybe it's just a joke so ma continue lu ma def at 6:45 he came out again and said yow yaa ngi fi benn tey waxoon naa la ne nga dem nga change nga ñëw because yaa ngi war a read news bi because Fatoumatta Ndour is not coming and I was like what really I have to read the news just like that and I was telling myself no possible so after ma jël moto dem si kër gi change ñëw and I don't know it was just something I had to do because there was no other way and I did it and thank God it was okay I guess and that's how I started. Okay, boo gënee si biir lan nit doon wax comme seen kër for example yeah. Okay, my dad is very critical. Mom, he is very critical. Mom's my friend, Mom always he tells you, linga mispronounce, linga def, linga wara def. It's not good when you do this. Hanga, you have to be this. You have mom. He's very critical, and mom, he's very strict. Naturally, no lamen. So naturally, we must start read news. Criticism, see, mom la denje ka started. And Keba Diba was somebody and he was always there to criticize me constructively. Because mom always ma parade na mo ne hanga def nga li def lo li nga wara def mispronounce nga li. So criticism si suma family bi la started at suma office bi. So then I guess okay, always people have to criticize you and as a TV presenter you have to accept that because that I think for me it's very good. It makes you defla dimbele nga bokulok nga xam lo de def right and wrong. So that in itself it was okay. I don't take criticisms badly. I think everybody has your right to say ki la buga ki la bañ ki moma gënal ki and I think that's great. Okay, yang you feel interesting, okay? Yang you want ne? Boy. No, kana ora cool lelit, ba tara duan rek. Yang was something interesting, ngane da nga den tok rek ñu la ne da nga read news. Comme tam lu mo tassé gay ñu da nga def dial, okay? Wow. Why apa melni ne jiatis dal dañ la ci stage bi fofu nga lay jangi sax. Ndax parce que non la ko mëna waxe lo musta def musique la rap ñu ne da nga ko def. Nak nga lay gisé lolu because easy would. No, why? Xam nga tamit easy wood de waaye tamit dangaa seet ne ku nekkat danga koo seetee abilité am for exemple xam nga for exemple xëy na suñ gisee ñu ne E-boy dafa styline gis nañ ci yow ne danga mun styline xam nga notwithstanding everybody has your talent you might be surprised those of us new they gain a talent there are still better people ñi nga xamante ne they are still learning or they are just beginners and mind you those people are very good be it reporters man I respect everybody at JRTS because ku nekka sa talent ak loo xam moo la fi indi ak sa creativity and that alone is beautiful soo demee newsroom danga gis xale yu ndaw the way they use their talent doo ko de expect sax and that is giving young people the opportunity pour ñu explore seen talent xam what they are good at and I think that is beautiful so JRTS soo seetee it brings out what you don't expect in yourself man I never expected myself to be a media or public person because I don't like public I hate public you know what I'm saying yeah I work better in isolation I don't like being in the public's eye so JRTS brought out something in me that's just break because somebody who hates the media, somebody who hates the spotlight, and you are reading news like 3 times in a week and 5 years you're media.
loolu foog ñu lijjanti ko. nañ dem jël break ñu ñëwaat. ok dañoo jël break bu ndaw rek suñu dellu see rek Aïssatou am na lu bari fu mu wax friends sam yi ñu fi nekk ñu fi nekkul ak yeneen ni si waxtaan ba si kanam.